بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم moo di bañ a njëkk a yeewu borom ndékki parce que wolof mooy wax ni ku njëkk a yeewu borom ndékki daa tëddaat waaw sunu borom nag ku ko jox cërëm rek daa ko xam mu taxoon muy bàyyi lu xel ci alquran nga xool histoire yëpp tous les grands ñi ñu mas a tudd ci histoire alam tara anna allaha ahlaka tubbaan wa ahlaka luqman ibna aadin wa aadiya wa ahlaka dal qarnayni min ba'di mulkihi wa ahlaka firawna taga wa najashiya ayna man saadu wa shaadu wa banaw ahlaka al-kull tey dama lay laaj tous les grands de l'histoire tey koo ca dem fa ñu ko xame woon presque fa mu dëkkoon ay ruines moo fa des léegi ñuy dañ si kumba ñoo fay ñëw waaye ñuy tëbb si duñu fa ñëw demal ci ahram ya pyramide ya nekk Égypte Firawna ma ko moomoon ña fay ñëw ñëpp dañuy ñëw pour dañ si kumpa rek mais ñëwuñu pour tëbb si dara ci Firawna nga dem Perse Paris ana Kisra fa mu dëkkoon yëpp tey ruine la ña fay ñëw dañuy ñëw pour dañ si kumpa rek ndax taarix waaye ñëwuñu pour tëbb si ci moom nga jóge fa dem Rome ci Qaysar muy César la même chose ana Alexandre le Grand te mooy Dul Qarnayn ana Luqmanul Hakim ayna Aad ayna Thamud ñëpp tey yàlla écrasé na leen te il faut faire attention li xew Pakistan nga xam ni li mu jur ci ay sinistré moo ëpp li tsunami bi passé jur ci ay sinistré nga dem Inde noonu nga dem Chine noonu ana Russie lu fa xew ci ay xeetu incendie ak ni Russie toll ak moyens yi leen yàlla jox moo tax ka ca sa wet mooy tax nga muñ lañu la nattoo waaw ku ne que la ëpp la nattu mooy tax nga mën a muñ sa bos te Serigne Cheikh ma ko wax bërki démb de li ma Sénégal gii war nañoo gërëm mag ñu baax ñi de mu ni ma budul woon mag ñu baax ñeeg ñi leen wuutu fii kon li xew feneen lu ni toll na nga xew ci réew mi waaye nag yàlla di leen suturaal ndax mag ñu baax ñi ñu am mu mel ni kon nag lu jar a sant yàlla la kon nag dafay am loo xam ne rek mooy nekk farata bi Serigne Cheikh nee na daanu aayul daanu bañ a jóg boobu aay waaw moo tax tout le temps nit ki dafay am courage ndax dama dégg ci Serigne Cheikh mu ni ma daan naa nekk en conflit ak Senghor duma tudd duma ko tudd waaye léeg-léeg situation ci réew mi ñëw li ñuy nekk conflit
mu yónni ku mu wóolu ni ko demal wol ma Cheikh parce que fii réew mi tollu nag jot nañu wax parce que soxla naa xalaatam waaw kooku farata la te sunu mbokku mii Tanor Dieng ci dëju soxna Sophie bi muy ñëw di jaale si daf ni ma gis nga yow yaak Serigne Cheikh ngeen jël seen responsabilité ci politique lu normal la parce que nit ñi sédduñu leen ko mais histoire moo leen ko sédd waaw ñun lu ñu yor rek histoire ñu ko sédd loolooy tax sunu dara fortaatuwuñ ko waaw loolooy tax nag responsabilité boobu la ñu war a jël teg ko ci teguwaay danañ ci ñëw ci cours bii di ñëw gën ko tas les hommes d'État la cay seen cër ak la cay seen yem mais les hommes d'affaires ak ñi leen di jàppale yépp moo xam ay économiste lañ expert bu mu mën doon lan mooy seen responsabilité ci biir cercle du pouvoir boobu les hommes de Dieu waaw lan mooy seen responsabilité ñoom itam ci biir cercle du pouvoir boobu la est-ce que coopération lay doon wala collaboration lay doon wala simple relation lay doon yooyu yëpp yu ñu war a firi la lan mooy collaboration lan mooy coopération lan mooy relation waaw ba tax na li mat a bàyyee xel rek mooy li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon te moo di am na loo xam ni ku ko teral loo néew la yàlla dina la teral waaw te itam tooñ def dul baax la Fédération des associations islamiques du Sénégal dañu organiser benn colloque fii en 1972 thème mu colloque ba moo nekkoon l'islam et la négritude xam ngeen ni keroog dafa fekk sax góor gi dafa sibru woon ba dafa forcer rek pour def communication ñi doon def communication yépp dañ doon taxaw def seen communication mais moom sibru bi moo tax ñu may ko mu toog ci chaise pour def communication mais gis nga grandeur yi bokkul xam nga ak modestie boobu mu commencé wax ne bien que souffrant empêché par cette maladie courante que l'on appelle al-humma as-sawda wal-humma as-sawda fi Ifriqiya as-sawda qit'atun min 'adabi jahannam la shak walakin walillahi alhamd al-hayatu kulluha sihhatun wa marad et pourtant j'ai suivi avec une attention religieuse le discours magistral de notre Premier ministre. J'ai écouté tout ce qui a été dit ici même, le discours de notre ambassadeur de cousin. Notre ambassadeur de cousin.
et par tous les autres, aurais-je besoin d'ajouter quelque chose? Mouni, je n'en vois pas la nécessité, mais vous aviez l'amabilité de me désigner pour présenter l'islam et la négritude. Je crois que je vais m'efforcer de dire quelque chose dans ce genre. Mais pourquoi l'islam? Pourquoi la négritude? Waaw. Mais jëmuma foofu laata góor gi di def communication am na ay arabisants yu dem ci mufti yi ñëwoon influencer leen ni leen bu defee discours am ba noppi rek jóg leen ngeen révolté ni ko waxoo dara ay arabisants te xam nañ leen waaye xam nga liñ naan lu doy waar ñëpp dañ cay fanaan mais dafa cay biddanti mufti Liban bi moom moo ca gën a rakkaaju rek de góor gi parewul sax mu jóg daal di mel ni ku wax saaga daal di abandonné fauteuilam ni day dem parce que kii waxul dara te fekk dañ ko koo sant mais li mu yëgul ni def na incident diplomatique parce que góor gi Senghor la doon cité parce que c'est le père de la négritude ah mook ñoom Aimé Césaire ak ñekke des mu ni nag lu tax ñu tudd fi Senghor ñu ne ko mais c'est le président de la République mu ni c'est un chrétien daal di claquer portam dem ba dañu mujj le gouvernement libanais ñoo bind lettre d'excuse pour envoyer ko le président de la République du Sénégal mais problème bi newul foofu mooy moom mufti bi def loolu ba mu rentré même pas un mois fekk guerru Liban bi ñëw ñu sànni benn missile ba dal ci kawam cër yi dañ ko doon dajale bañ koy jullee dañoo dajale daggitu yaram yi pour mën ko jullee moo tax am na ko xam ni même boo ko gëmul may ko orma ba tax na kon nag ñu ngay sant ñi fi toog ñëpp